Décortica santé. di am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat ci seen émission Décortica santé numéro bu bees fii ci ITV tey nag dañuy waxtaanee thème bu am solo soxal sénégalais yëpp te bu ngeen xoolee instant bi nii question d'actualité la parce que ñu ngi koy waxtaanee muy ñu légaliser drogue waaw wala déet drogue nag li mu jural ay loraange ci ay doomu aadama lim bi jéggi na dayoo moo tax tey Décortica santé ñëw fii ci CEPIAD di centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar fas yéene rencontré nit yi nga xamante ne yàlla dafa dogal dañoo am addiction ci wàllum drogue nag bëri na ay catégorie CEPIAD di centre bi nga xamante ne mu ngi ibbi fii ci Dakar depuis 2015 amul kenn koo xamante ne nag dañ ko fi hospitalisé interné comme ni ñu koy waxee waaye ñooñu nga xamante ne dañu soxla ndimbal dañuy ñëw fii bés bu yàlla sàkk ngir ñu traité leen saytu leen faj leen moo tax nag ñu ñëw fii tey fas yéene leen rencontré buñ si jugee dinañ dalal sunu gan di ki nga xamante ne mooy coordonnateur technique CEPIAD di docteur Idrissa Ba balaa loolu dañuy dem reportage bi ñu seetaan ko dellu si waat. mu toll ci juróom benn fukki at soxna si nga xamante ne dañuy leb turam dafay jëfandikoo drogue te bam ko dalee jëfandikoo ba tey mu ngi toll ci ñaar fukki at bés bu yàlla sàkk nag CEPIAD dina dalal ay góor ak ay jigéen yoo xamante ne dañu am addiction ak ci lu mu mooy sutura. lu ñuy wax premier soin yooyu ay diagnostic yoo xamante la mënul ñàkk ndax dañuy saytu sa tension def loola test boo xamante ne dañuy xool lan moo nekk ci sa tuur ndox buñ ci jugee nag malade bi ci lañ koy daal di yebal ci bureau médecin addictologue bi nga xamante ne moo war a def diagnostic bu mag bi. La première approche bi il faut que patient bi am confiance ci ñun c'est-à-dire créer une relation de confiance mu am confiance ci ñun ñu mën ko ubbil suñu bopp su ko defee moom dina mën a ñu renseigner toutes les informations nécessaires yi nga xam ne soxla nañ ko mais nag day nekk ci cadre confidentialité parce que fii ku fi nekk ku nekk dañu bëgg ñu faj la ci sutura te lépp dafa ëmb sutura su ko defee yow prochaine fois di nga mën a ñëw à l'aise toog ñun comme une famille bu dëgg ci loolu bu lañ seetee jël sa renseignement yëpp am na benn code d'identifiant bu nga xam ne moom la ñuy marqué def ko suñu base de données loolu la ñuy identifier patient bi su paree si loolu nag di ko laaj kan moo ko jël en charge parce que fi ay catégorie de patients ñoo fii ñëw lu dégg mais catégorie ñi nga xam ne dañuy jël héroïne nga xam dañuy jël ay cannabis ñi nga xam dañuy jël crack cocaïne dégg nga ak alcool ak les solvants. laataay médecin bi di ko recevoir ngir consulter ko soxna si mu ngi ñuy nettali histoire am. dama nekkoon ci ay yenn kii yoo xam ne moom laa daan jël daal yenn substance yoo xam ne dama ko daan utiliser maanaam li ñuy woowee Sénébar ak yooyu dama ko daan jël muy li ñuy wax héroïne ak cocaïne mu ñëwoon daal fii pour ñu jàppale ma pour que ma mun ci génn. waaw mët na ay 20 ans yooyu daal bi ma ci nekkee ak léegi li ma ci dugaloon xam nga rek yenn yi ñàkk xam la yenn yi tamit comme ni ñu koy waxee rek environnement bi nga dëkk ñi nga xam ne ñoom ngay fréquenter ak dañ kumpa tamit ci la li ci bëri bon da nga ciy dugg ba pare nga bëgg ci génn doo xam noo ci génne parce que dugg bi yomb na trop mais génn bi moo jafe du ni parce que yaa ngi ci rek que xëy na nit ku baaxul nga wala nit ku bon nga mais maanaam affaire bi daal moo doy waar daal boo si xësee ba dugg pour nga génn si day jafe. jéem na ay yoon ngir bàyyi drogue bi waaye nim ci meloon dafa jéggi woon dayoo te li mu daan yëg bu ko daan jëfandikoo bokk na ci li tax bugg ci woon a génn. au début kay bi mu koy jël moom wax dëgg neex yàlla loolu moom kenn mënu ko nettali neexoon na de wax dëgg neexoon na nag neexoon na lool mais yow doo rendre compte daal ci commencement bi maanaam méfait yi ak lu muy def si yow balaa nga koy xam nga dem ba def si ay jamono yu bëri ay moment yu bëree ba nga xam ne
léegi dem nga ba comme ni ñu koy woowee ci suñu jargon lonku nga léegi nag doo xam naka ngay def pour génn ci parce que amul garab ñu bëri fii suñu biir milieu bi ñi nga xamante ni ñoo bokk di defandoo affaire yi ñu ci bëri jéem nañu fexe nañu def nañu lu ne pour génn ci mais toujours rek psychologiquement da ngay duggaat ci da ngay comme ni ñu koy waxee da ngay rechuter waat dama fi daan jóge di dem fii ba ay foo xam ne amu ko maanaam ay Touba yooyu laa daan dem nga xam ne amul fu ñu koy jaayee doo ko fa gis bu may dem nag may def sax lu ñuy woowee automédication may jënd ay produits fii ñuy woowee ay Trabar ay Tramadis di ko jënd di ko naan parce que boo ko naanee doo sentir douleur bi daal ci sa yaram parce que douleur yu métti ngay am boo nekkee en manque sa bakkan yi sa ñalaxit yi day génn ngay jooy ngay am ay douleur musculaire doo nelaw guddi doo nelaw moom da ngay tàggoog moom say biir di daw ay lu nekkal moom loo xalaat rek dalay dal donc man daanaa jóge fii di dem ba foofu du yóbbuwaale garab yooyu di ko naan dina tane sax maanaam mais boo fa defoon tey ji 6 mois boo ñibbisee Dakar boo yëgsee ba côté Diamniadio rek psychologiquement rek mu commencé waat ressentir état de manque bi ngay sikk comme ni ñuy wooyee ci jargon usager de drogue yi Diamniadio il suffit nga xool gis géej bi rek nga xam ne yow yëgsi nga Dakar rek la première chose booy jëkk a def mooy boo yoree xaalis ci dealer bi ngay jubali. ci départ bi ñax la yaakaaroon ne moom la daan tox ndekete dañ ci doon rax héroïne te xamu ko woon. donc man sax sama cas dafa nekk cas bu spécifique parce que man sama benn xarit moom mun naa wax ne comme ñun nuñ koy waxee moo ma ci dugal daal ndax da daan ñëw sama kër man dama daan tux kii herbe laa daan tux bu njëkk ba. mais moom da daan ñëw sama kër di bu ñëwee indi herbe ndekete suy na ci héroïne bi te man duma ko xam mu di ko tux saa bu ñëwee kër ga ñuy ataayandoo mu génnee ñax ñu tux ma tux ndekete li may tux dañ ko mélanger ak héroïne xaw ma ko ma def ko pendant plusieurs mois benn bés rek man gisuma ko ñëwul si fa ma feebar suñu waa kër yóbbu ma hôpital ñu naan ay dafa grippe ak dafa kii ak yooyu garab yi ñu ma jox yëpp dara fajuma ci ba mu dellu si waatee 2-3 jours après joxaat ma affaire bi mu tux ko nag ci la nekkat comme si rien n'était ndax dara mosuma woon jot. te ciné baax boobu mu daan jëfandikoo dem na ba yàq lu baree bari ci àddunaam. sa waa kër yi dootuñu la ak say voisins say kii say xarit buñ la ko xasee ba xamal dootuñu la naw. dañ lay stigmatiser di la discriminer donc duñ la booleeti ci société bi daal maanaam duñ la boole ci dara dañ lay beddi au lieu que te moment yooyu ngay gën a soxla ku la jàppale moment yooyu ñoom ci lañ lay dawee maanaam di la juger lu nekk ñu la koy def ba yow sa bopp yaay dem da ngay discriminer sa bopp sax yow sa bopp da ngay kii sa bopp dem waaw. yàlla may ko doom te ñetti mariage yi mu jot a dugg yëpp benn réussiru ci. bon sama premier mariage moom mun naa wax ne sama addiction sax moo ko yàq waaw man sama jëkkër médecin la woon biologiste la woon donc daaw moo nekk moo woon fii maa ngi doon sëy beneen dëkk mais dama dox ci biir dëkk bi ba tase ak benn connaissance bu ma xamoon fi Dakar mu nekkoon ci milieu bi. mu wan ma fu ñuy jaayee bagage yi foofu ci biir dëkk boobu léegi man sama dëkk day chaque fois day voyager chaque mois day dem ay mission ay kii donc man kenn rek maa doon nekk si kër gi su demee rek man nga continuer dugal ci dëgër jënd li may jënd ñëw indi ko sama biir nekk tox léegi ba mu demee nag ba affaire bi daal commencé di ma indi li yenn problème yi xam nga consciencieusement ma xam ne lii àndul ak ménage ma ne léegi man daal il faut ma waxtaan ak sama jëkkër comme médecin la pour mu aider ma génn ci addiction bi daal léegi sama yenn xarit yi ne ma bu ko def kii bu ko mus a wax lu ngay def ma ne non sama jëkkër la du ma ko nëbbat nekkate nag luñ ma wax loolu laa waroon def waruma ko woon wax dara
bu mu ko waxee nag ci la problème yëpp solution ba mu doon xaar ci moom aw ma ko ci daal maanaam contraire bi laa am pour au lieu mu aider ma moom daf ma indil ay tas de problème yoo xam ne si lañu jógee ba ñu mujjee divorce daal. gannaaw ba mu taaxirloo lu tollook ay fukki simili si la ko daal di docteur Samba daal di recevoir si waxtaan bu njëkk bi ak docteur bi waru koo nëbb dara bépp détail dañ koy soxla. maintenant naka ngay utiliser héroïne bi. héroïne bon bu njëkk ba dama koy sniffer. fóon ko daal laa daan def. bon tamit essayé naa jamu naa ko benn yoon. essayé naa ko jamu daal ay moment ay 3 mois ay yooyu après ma arrêté waat ko sinon ñaari kii yooyu façon booy rek laa daal. mas nga jamu mas nga fóon. waaw mais fóon moom nga ëpp looy def. waaw fóon moom laa ëpp lu may def ba léegi nii sax moom lay def. mais yow ban fréquence nga koy utiliser maanaam naka nga koy jëfandikoo maanaam par bés wala chaque jour nga koy utiliser wala. waaw chaque jour laa koy jël parce que su ma ko jëlulee damay nekk en manque damay feebar donc dama koy jël tous les jours daal heure bu ma ko jëlee tey bu heure boobu dellusiwaatee rek foofu ma jël ko. donc daal boo ko jëlulee daal lan la lay def exactement héroïne bi. bu ma ko jëlul damay feebar damay am ay sama biir day daw ma enrhumé sama baxate yi di génn sama bët yi di jooy. du ma nelaw guddi du ma mun lekk maanaam. faaw daal nga jël ko daal pour mën a. pour ma mun a nekk daal waaw du ma ko jëlul daal du ma bokk comme ni ñuy wax waaw. mu doon benn évaluation boo xamante ne mooy tax médecin bi mën a xool ban traitement la mën a jagleel malade bi. évaluation initiale boobu moom mooy permettre déjà ma évaluer ko sur le plan addictologique mooy man niveau la am de dépendance naka lay jëlee produit yan jafe-jafe la ci am. sur le plan médical mooy drogue bi yan jeexit la def ci wér-gu-yaramam loolu am na benn examen boo xam ne nii après interrogatoire bi damay saytu yaramam xool ndax am na ay complications au besoin ma defal ko ay analyse pour xam yan jafe-jafe la am parce que boo géegee si li mu wax na ne drogue bi doon na ko jàmm benn moment doon na partager matériel bi muy jamoo donc loolu daf koy exposer à certaines maladies yu mel ni maladies yi xam ne maladie c'est transmissible par le sang yëpp mën na ko contracter lu mel ni hépatite lu mel ni VIH d'accord milieu bi ñuy jëfandikoo souvent day nekk parce que am na ko utiliser drogue da ngay laaxatu donc souvent c'est dans un milieu fermé feebar yi sëqal yi ñuy am yu mel noonu yëpp mën nañ ko wàllante seen biir voyez donc aussi bien dama koy évaluer sur le plan addictologique pour xam yan jafe-jafe la am par rapport ak drogue bi naka la koy jëfee niveau de dépendance am mais il faut également ma xam sur le plan médical somatique yan jeexit la utilisation substance bi am. ngir nag prévenir wala sax ñu wàññi infection yi semaine bu jot malade yi dañ leen di dajale ci bërëb bii ngir nag ñu waxtaan ci diiru fanweeri minute thème yi nag lu ci ëpp dañu koy axé ci wàllum VIH sida ak bépp feebar boo xamante ne mun na wàlle ci deret. jëfandikoo sinébar am na ñu bari ñoo xamante ne dafa yàq seen dund lu ci mel ne góor gi nga xamante ne toll na ci juróom fukki at ak benn moom it day faju si fii si SIPIAD tey nag mu ngi fàttaliku ne nam ko daan jëfandikoo doonul woon anam bi gën tey itam sinébar amul dara lu mu bàyyi ci viwam lu dul ay riccu. damay réccu démb daal weesu na mais xam nga damay réccu lu bëri parce que bu laa trop gagné risque de tout perdre oui les bienfaits n'est jamais perdu damay ñaan lii ma duggee nii ba mu toll fii nii at méthadone bi nii maa ngi ñaan doole ji ma ci génnee dem ba lu may toog di koy nettali waaw lu weesu parce que xam nga nul ne peut échapper à son destin mais toog ba di koy nettali mu doon sama lamine bopp ma koy nettali dina ma neex trop comme actuellement nii damay xoppi damay nice bëgg sama bopp surtout ca yooyu dama xam nga mooy loolu dëgg la macha allah dama kontaan daal xam nga. comme nañ leen ko waxee sànq ñu dalal sunu gan di docteur Idrissa Ba moom psychiatre la nekk addictologue nekk en même temps coordonnateur technique bu SIPIAD ñoo ngi lay nuyu docteur. maa ngi lay fay soxna Adama. comme dinañ ko gisee tey dañuy waxtaanee drogue. doomu aadama buy drogué wu lan moo ko war a motiver.
waaw xam nga mbirum drogue moom dañ naan ndaje la maanaam ndaje la entre nit ki ak drogue bi produit bi mais aussi ak anam yi mu ko fekk maanaam ci milieu bu mu ko fekk wala ci état bi mu ko fekk. maanaam ndaje la te boo xoolee drogue bu nekk dafa am lu ñuy wax potentiel addictogène. nit ki tamit dafa am nu ñu ko tabaxee dafa am nu mu bindoo dafa am nu mu nekk mais aussi nit ki xel la yaram la mais aussi nit ki entourage la. mais aussi environnement bi da ciy joué environnement bi da ciy joué maanaam nit di nga gis mu jël drogue parce que day nekk ci xel bi wala mu nekk ci état psychologique bu nga xam ne day nekk période de vulnérabilité wala période de faiblesse bu nga xam ni bu dajeeg drogue mën na yaakaar ni am soxla na ko. wala mën na ko fajal voilà am ay problème ay jafe-jafe ay déception wala et cetera. drogue aussi maanaam boo xoolee ci environnement bi parce que drogue mën na disponible. maanaam mu accessible soit sur le plan financier mooy drogue yi léegi parce que gis nga ni sax sàngara dañ koy jaay en détail cigarette dañ koy jaay en détail ak leneen yamba maanaam disponibilité bi accessibilité financière bi wala géographique bi loolu day yombal aussi ndaje boobu. kumpa gi tamit si la bokk am na ñoo xam loolu. kumpa gi la il faut ma def comme samay morom wala curiosité parce que gis naa kenn di ko jëfandikoo man aussi damay def pour nekk comme moom pour mën a nekk. wala aussi une personne qui s'ennuie maanaam amul loo def nga dajeeg drogue bu nekk sa wétal am ñoo xam ne drogue comme compagnon la. donc buñ ko bàyyee rek dañuy wét. et cetera. léegi docteur nit koo xamante ne dafa tàmbali di jëfandikoo drogue ak bu mu mën ci doon à quel moment lañ mën a wax ne dafa am dépendance. waaw xam nga nit ki balaa muy àgg ci dépendance dafa am ay yoon yu muy jaar moo tax ñuy utiliser parce que avant dépendance rek la ñu xamoon ci kuy jëfandikoo drogue dañ naan dafa accro wala dafa dépendant même buñ la gisee nga jël benn yoon même buñ la fekkee benn yoon ñu jàpp la bett la. dañ naan kii kat accro la. parce que dañ def nañu lien bi ak drogue. mais balaa nit ki di agsi dépendant dafa am ay pàcc ay étapes yu muy jaar li ñuy wax dina ñam benn yoon. ensuite mu répété ko là déjà répétition bi dina tax nit ki yaramam dina sensibiliser wu par rapport ak produit bi te produit bu mu nekk dafa am lu ñuy wax pouvoir addictogène. dépendance mooy niveau bi gën a élevé ci addiction. maanaam nit ki dina def usage à risque wala muy def abus. abus bi mooy usage à risque mooy par exemple comme boo gisee jigéen bu nga xam ni dafa ëmb wala war na lor di jëfandikoo drogue. kooku usage à risque la kii jëfandikoo drogue ba pare di dawal oto nekk ci tali bi usage à risque la parce que mi ngi jëfandikoo drogue di def ay activités yu nga xam ni mën na ci am accident wala lor wala mu lor keneen. abus mooy par rapport ak quantité bi muy jël parce que am ñoo xam ni duñ ko jël tous les jours mais week-end bi bu jotee wala fête bu jotee. bu ñuy jël dañuy jël lu bëri. donc loolu abus la usage abusif loolu aussi am na ay yàq-yàq yu mu ji mais le fait que muy répéter addiction dépendant dafa nekk le fait que muy. maanaam jël bi processus la daal. waaw processus la parce que usage à risque bi ak abus bi mën na dem ba indi dépendance même usage simple bi mën na dem ba indi dépendance dépendance bi mooy nit ki da koy jël de façon répétée de façon prolongée mais tamit bu ko jëlul dina am lu ñuy wax malaise dina am lu ko manqué moom la ñuy wax état de manque. donc kuy jël drogue bu ko bàyyee wala bu espacé kii bi nekk état de manque foofu dépendance commencé na. wala bu fekkee dafa jël tey ñaari cigarette mu dalal ko ëllëg mu war a jël ñetti cigarette pour mu dal bu yemee ci ñaari wala bu jëlee lu matul ñaar du dal loolu aussi dépendant mooy par exemple ñun moom la ñuy wax tolérance. donc yooyu ay signes dépendant wala aussi bi am na yeneen signes nga xam ni. yoo nga xam ne da nga ko war a def c'est obligatoire maanaam nga joxe dépense sa kër wala nga fay sa facture courant wala nga fay sa loyer wala nga dem fay école ñu jox la xaalis école bi nga war a dem fay. nga jël xaalis bi dem jëfandikoo ko. détourné ko loolu aussi mandarga dépendance. maanaam dafa am kii yu bëri mais itamit am na yu nga xam ni ñàkk nelaw wala gaaw a mer. tout ça aussi ay manifestation waaw yooyu sax dinañ si dellu si waa si kanam mais nit ki nga xamante ne day jëfandikoo xeetu sinébar yooyu. sinébar boobu ban effet la mën a def si wérgu yaramam surtout ak cerveau bi nga xamante ne day ñëw lu bëree bëri. waaw xam nga produit yi dafa bëri effet yu bëri. maanaam dafa am effet yu nga xam ni c'est lié au produit te boo xoolee ñun ci wàllu docteur dañu gis ñetti type bu effet. maanaam kiy jëfandikoo drogue effet yooyu lay chercher
moo tax di nga gis kii di jëfandikoo drogue bi kii di jëfandikoo drogue bale kii ne la bii moom du sama drogue bale mooy sama drogue et cetera. parce que moo ko mën a yóbbu si yenn niveau yi. waaw ci effet bi muy def la. effet bi maanaam di nga gis garab yoo drogue yoo nga xam ne daf lay dalal daf lay calmer ñoo xam ne pour ñu nelaw il faut ñu jëfandikoo yenn substance pour ñu mën a dal ànd ak dal xam seen xel dellu si ñu mën a xam la ñuy def. il faut ñu jëfandikoo drogue yooyu moom la ñuy wax sédatif. drogue yooyu kii bokk na ci nu mu tuddati li ñuy wax ñun benzodiazépine ay tranquillisants yooyu bokk na ci héroïne bokk na ci yamba ci dose yu faible bokk na ci. am na yu nga xam ni daf lay jox cawarte yokk sa cawarte boo xoolee ay café tout ça ñuy wax ay stimulant mineur la ay ataaya ak yooyu mais ay guro ci la bokk mais aussi li ñuy wax amphétamine yi xam ni day joxe cawarte bu tar wala cocaïne kooku yuy joxe cawarte bu tar la xam ni nit ki bu ko jëlee mën na toog ñetti fan du nelaw sax di liggéey te du yëg coono loolu mooy kii bi du nelaw du noppalu te du yëg coono donc mën na fonctionner 2 jours d'affilée wala 3 jours d'affilée wala lu ko tant que mu ngi koy jël du toog léeg-léeg nag mu dem ba cawarte bi tar ba nga xam dina ko indil ay yàq-yàq wala ay tolof-tolof am na yu nga xam ne aussi boo ko jëlee daf lay jaxase maanaam day lëmbaaje sa xel daf lay jaxase nga agité wala ngay gis lu nga xam ni yow rek yaa koy gis mooy indi hallucination wala mooy indi délire yooyu garab yooyu drogue yooyu boo ko gisee yamba ci la bokk par exemple boo ko jëlee yenn doses yi là da ngay gis yu nga xam ne yu yéeme léeg-léeg sax mu indi la ay tiitaange yu rëy parce que di nga gis yu kii wala nga gaañ kenn wala def lu nga xam ne daal boo nekkoon normal doo ko def. man mën nañuy wax ñun perturbateur. d'accord si drogue yooyu yëpp ban moo si gën a bon si wér-gu-yaram. waaw xam nga drogue yëpp moom day indi. bokkuñu niveau c'est sûr bokkuñu niveau. mais mënuñu wax ni bii mooy gën a kii bii moo gën a garaaw bii moo gën a garaaw bi parce que gravité bi ça dépend yow foo koy natte. ah est-ce que ci conséquence médicale la wala ci conséquence psychologique la wala ci conséquence sociale la. et cetera maanaam bi ñu koy natt daal di ko xayma gis nañu ci wàllu conséquence médicale sanitaire drogue bi gën a indi yàq-yàq mooy cigarette. ci wàllu santé médicale mooy ci yàq-yàq yi. mais boo xoolee ci wàllu conséquence sanitaire wala conséquence sociale maanaam ay violence maanaam ay kii yooyu boo xoolee héroïne moo ci gën a kii parce que day indi violence avec le trafic avec les trucs yooyu et cetera cocaïne aussi ci la bokk dina kii ensuite médicament garab yi ñuy jaay ci mbedd bi moo tax dafa nekk phénomène boo xam ne war nañ ko xeex garab yi ñuy jaay ci mbedd bi parce que amul contrôle te léeg-léeg comme ay Valium ak yooyu mën na indi li ñuy wax ay effets paradoxaux xam ne nit ki bu ko jëlee day agressif et cetera day créer violence et cetera alcool aussi ci la bokk parce que alcool am na ay dommages sociaux am na ay dommages sanitaires et cetera Sénégal ban yamba bi moo ci gën a néew daal ay effets ci wàllu yàq-yàq boo ko xoolee moom lañ gën a néewal doole non ci wàllu conséquence sanitaire ak ci yamba moo ci gën a néew doole. mooy drogue bi oyof bi. mooy bi gën a oyof maanaam parce que nit ñi dañuy yaakaar parce que nit ñi yamba rek la ñu xalaat. boo nee drogue rek yamba la ñuy xalaat alors que am na yeneen drogue yu nga xam ne comme tudd naa cigarette conséquence médicale bi moo ëpp. et cetera héroïne wax naa ko cocaïne wax naa ko alcool wax naa ko. boo xoolee yamba moo ci gën a néew doole ci wàllu conséquence. léegi sanitaire et sociale Sénégal ban drogue la ñuy gën a faral di utiliser héroïne wala cocaïne. drogue bi fi gën a law mooy yamba Sénégal bu fi gën a law mooy yamba alcool topp ci maanaam sangara ensuite héroïne door a ñëw. troisième position la voilà héroïne door a ñëw mais boo xoolee buñ ci boolee nag yeneen drogue yi muy ay cigarette ak yooyu cigarette moo fi gën a kii mais boo xoolee drogue illicite parce que on parle de drogue illicite. maanaam yi nga xam ne yoon daf ko dàq bi ci gën a bëri jëfandikoo mooy yamba héroïne topp ci. cocaïne topp ci. ci wàllum consommation bi. ci wàllum consommation bi. mais dañuy faral di wax ne ku tàmbali ci benn drogue mooy bi gën a oyof yamba comme ni nga ko waxee toujours dafay bëgg dem niveau bu gën a kawe est-ce que duñu jànkoonteel tamit genre situation yooyu. non loolu construction de l'esprit la mais je pense que en réalité demeewul noonu. c'est pas parce que ku jël tey cigarette
ëllëg di nga jël yamba wala di nga jël alcool ak yooyu. waaw yamba bi si Voilà. quelqu'un Voilà. dafa tàmbali utiliser yamba bi dem ba si yaa comme yamba nee nañ moo gën a oyof ci drogue yi mu ne j'ai envie de plus yokk dose beeg niveau bi. non Est-ce que- demewul noonu. ah non demewul noonu c'est-à-dire que nit ki comme li ñuy wax rek ñun dañu yàlla daf ñu bind te ñu wuute c'est-à-dire que nit ki dina am ay manque yu muy sentir un vide wala un besoin bu muy kii ba nga xam ne peut-être bu toxee cigarette dina am impression que manque boobu comme cigarette bi comblé na ko et cetera keneen ki bon peut-être que dina tox cigarette après sentir complété na ko mu ne bon xaaral ma dem xooli yàmba gi c'est-à-dire que il faut que ñu xam suñu bopp ñun en tant que nit naka la ñu yàlla tabax moo tax instruction am solo moo tax jàng am solo mais aussi ngay dem pour saytu sa bopp na pourquoi nit ki parce que nii dañu yaakaar ni boo demee ci psychologue wala nga dem ci psychiatre rek da nga dof waaw léeg-léeg mën nga dem ci psychologue aussi wala psychiatre pour gën a xam sa bopp parce que peut-être mën nga am ay réactions yoo xam ni parfois il faut nga comprendre yow lu tax face à cette situation là lu tax may réagir nii alors que kële nii lay réagir donc loolu c'est bien pour nga mën a jàng sa bopp gën a xam sa bopp pour nga xam ni ëllëg boo tolloo ci yenn situation yenn tolof wala yenn kii nga mën a xam sa bopp naka nga war a réagir naka nga war a comporter wu et cetera. léegi ñu wax ci drogue yi nga xamante ne mën nañ ne day faj. bu ñu xoolee li ci mel ne cannabis xëy na am na ay propriétés yi ci nekk yoo xamante ne yenn dëkk yi. dañ koy jëfandikoo ngir faj. est-ce que Sénégal tollu na foofu. waaw xam nga débat boobu man dégg naa ko ñu koy wax sax ci dans la presse wala ci ay waxtaan. débat bi ni ñu ko posé c'est mal posé maanaam est-ce que dañ ko war a légaliser wala déet. mais man loolu dama naan c'est mal posé parce que bu ñuy wax cannabis garab gi la ñuy wax mais am na garab yu bëri baana xam nga olof moom garab mën na nekk médicament mën na nekk garab bi nii ci jëmm gi et cetera mais boo xoolee garab dafa am ay substances yu ci nekk mais am na garab yu bëri yu nga xam ni maanaam ay médicaments yu nga xam ni yu bëri dañuy faj mais ci garab la ñu jógee dañu extraire substance bi mais cannabis plante buy sax la maanaam meññeef la wala kii buy sax la te dafa am substance bu Sénégal bu nee cannabis wala ci wax bu ñu nee cannabis rek nit ñi benn mbir la ñuy gis constituant muy li ñuy wax tétrahydrocannabinol THC bi parce que mooy principe actif bi mooy indi yàq-yàq yi ci wàllu xel ci wàllu comportement ci aussi affaire u trafic ak yooyu mais à côté THC boobu am na beneen constituant bu nga xam ne science bi am na ci yaakaar trop mu ngi ciy def am na ci kii yu bëri muy li ñuy wax cannabidiol bi moom amul effet yi THC bi am amul effet li ñuy wax psychotrope comme ñun maanaam du lëmbaaje sa xel du changer sa da lay faj daal day faj maanaam gis nañu feebar yu bëri et puis feebar yi nga xam ne justement sax médecine bi amatu ci kii amatu ci solution yaakaar wala solution ci cannabidiol boobu lañ ko teg te ci cannabis malheureusement la nekk mais loolu mën na faj cannabidiol bi gis nañu anti-inflammatoire la gis nañu même ñi am crise drépanocytaire yu tar yi mën na leen faj mën na leen soulager mais gis nañu surtout foofu la intérêt bi nekk mooy cancer parce que cancer ni muy reproduire dafa yàgg mais cannabidiol boobu mën na freiner maanaam mën na arrêter croissance su cancer boobu mais science bi loolu la wane te nee nañu mën nañ ko def ay médicaments mën nañ ko joxe pour nit ñi di faju te am na ay expérience am na ay dëkk yu ko commencé donc pourquoi ñu bëgg priver suñu pays maanaam bu ne par exemple duñu ku fi dugal cannabis wala ku ko fi bay et cetera yoon dina dal sa kaw dina la tëj mais benn scientifique wala benn chercheur wala benn biologiste du am sañ-sañ ne da koy expérimenter day xool loolu benn laboratoire du fi ñëw installé wu donc léegi cannabis boobu dinañ ko fi bay mais est-ce que loolu tamit du manque d'information. peut-être manque d'information moo tax ñu ciy waxtaan moo tax ma ne il faut que les principaux concernés mën a toog maanaam scientifique yi biologistes yi mais aussi juristes yi mën nañu toog xool naka maintenant nag du légaliser pour légaliser li ñuy bëgg mooy luy encadrer loolu. parce que loo gis dafa am ay garde-fous xool ñan ñoo ko war a yitte ñan ñoo ko yittewoo ñan ñoo ko war a utiliser ñan ñoo ko war a kii ak buñ ko waree expérimenter wala commercialiser ci yan anam lañ koy kii il faut que mu am ay ponk yu leer maanaam li ñuy wax régulation il faut que mu am des lois ou bien un cadre qui va permettre ça
voilà. sans doute am ngeen ay statistiques Sénégal ñan ñooy gën a jëfandikoo drogue xale yi wala mag yi. man li ma gis fii laa mën a wax muy CEPIAT fi ñuy liggéey CEPIAT maanaam dafa nekk centre bu nga xam ni pour à partir de 18 ans la. mais il nous arrive ñu recevoir ay xale yu nga xam ne amaguñu 18 ans. amaguñu ay 16 ans parfois même bu ñu gisee ko am kii mag même buñ koy laaj kañ nga jëfandikoo drogue def naa ñu ay 10 ans wala 12 ans et cetera ci lañ koy commencé donc nekk na drogue dañ ko gis ci xale dinañ ko gis ci danañ koy waxati adolescent dinañ ko gis aussi ci mag fii âge yi ça varie de 12 peut-être à 70 ans. am na ñu am 70 ans sax di fi ñëw parce que dañuy jëfandikoo drogue parce que paj bi daf fi yéex a dugg am na ñu nga xam dans les années 80 parce que bi ñuy wax affaire drogue dure ça commence au Sénégal dans les années 80 te ñooñu ba léegi am na ñu ciy dund. te dañuy jëfandikoo drogue ba léegi te traitement bi daf fi yéex a dugg maanaam fii CEPIAT on a commencé en 2015. donc déjà am nañu plus de 60 ans wala 70 ans et cetera. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax docteur Idrissa Ba si li ñu recevoir tey yow ak sa équipe yëpp fii ci CEPIAT. maa ngi lay remercier soxna Adama yow ak sa équipe bi nga àndal fii ñëw passé fi pratiquement journée bi parce que même patients yi wàcc nañu mais ba léegi yéen a ngi fi pour terminer seen émission. di remercier seen kilifa yi aussi leen fi yónnee mais aussi di remercier patients yi nga xam ne nangu nañu vraiment participer ci émission bi def ay témoignages remercier personnel bi leen accompagner aussi bu CEPIAT parce que liggéey bi aussi du nekkul liggéey bu yomb. di remercier aussi suñu kilifa hôpital bi ñi fi nekk xam ne ñoom aussi ñoo joxe seen autorisation pour émission bi. di tàmbale ci docteur Cheikh Tako Diop. bi nga xam ne moo ko autorisé ak professeur Mamadou Habib Thiam bi nga xam ne mooy chef de service de psychiatrie encore une fois merci beaucoup. yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si li ngeen àndoon ak ñun si ITV seen émission Décortica Santé tey ñu doon waxtaanee drogue ak bépp xeetu drogue bu munti doon addiction ñëw defee ko fii nii ci CEPIAT centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar di leen jox dig daje fii rek fukki fan ak juróom ba tey ci ITV si seen émission Décortica Santé. Décortica Santé.